koy junj sama ndorteelu kàddu moom nekkoon na PDS waaye bu mu jógee PDS aussi dafa nekkoon réew mi yoroon sax kàddu parti boobu bu mu fa jógee si la ko docteur Abdourahmane Diouf nekk si la nekk porte-parole parti réew mi tey jii 2012 réew mi bokkoon Benno Bokk Yaakaar génn yow nga des ñu dem ba 2021 su ma juumul wala 2020 2020 novembre 2020 voilà novembre 2020 réew mi fekkaat la Benno Bokk Yaakaar te tàqali koo woon ngeen bi nga njëkkee gis président Idrissa Seck seen kuréel yooyu Benno Bokk Yaakaar seen premier regard seen premier daje seen premier waxtaan lan la woon. waaw avant ñuy gisee sax nag wax dëgg yàlla am na ku jógee ku ma ne ci moom la jógee ñëw ci man wax yu rafet yoo xam ne yi bi ma ko digloo ba pare it delloo naa ko wax ju rafet lépp nag ci wut jàmm soit moo ko yónni vérifié wu ma ko mais daal bi mu ñëwee ne na ma Idrissa moo ma yónni ci yow wax dëgg yàlla bi mu nekkee ci xat-xat yi ku sonnoon ci moom nga bu sañoon daal ngeen am jàmm ba ku soxla moroomam woo ko nga nekk ci li mu ne mu nekk ci li mu ne xam nga loolu rafet na ma tontu ko ne ko yow mii mu yónni sax mën naa ñàkk ne ko numéro ba ma yoroon changé wu bu ma ci woowee rek mu wuyu ko donc loolu mooy avant ñuy gisante yàlla dogal comme man bokk naa conférence des leaders réunion bi ci topp le président de la conférence des leaders le président Macky Sall invité ko ndax moom comme fan yooyu lu dugg nu am réunion palais mu invité ko donc fa la nu njëkk a gisante su ma yeboo depuis 2004 ba 2020 juróom benn at xam nga loolu yàgg na te it sax daawunu déggante. kon yéen ñaar la ngeen di bool li nga ko doon yàq lu mel ni xamee si média yi yëpp kon gisante doxawoon seen diggante. non xam nga pour ñu gisante il faut que nu bokk fu ñuy daje fu nu mën a daje yàlla dogalut lool dawuma ko dawuma mais bokkuñu ay centre d'intérêt man maa ngi ci majorité présidentielle moom mi ngi woon ci opposition mu nga dëkk Thiès ak Dakar man ma dëkk Dakar ak Touba donc mën nañoo bañ a gisee. donc loolu y a rien d'extra. bi ngay jël da ngay jéggi Thiès. très bien même bu ma jaaree biir Thiès it fa mu dëkk du sama yoon. te bu ma fa jaaroon it wax dëgg yàlla du ma ne wàcc samay vitrine di xool fu mu aw yooyu. waaw léegi bi ngeen gisee conférence des leaders. jàmm rek mu nuyu ma nuyu ko mu rafetlu jotaay bi bon du cër ci man nag may wax moom la mu wax foofa jëm ci ñëwaat gi waaye daal man lu ma rafetlu la bi ma digloo ay kàddu. mais mën nga si waxaat parce que ay kilifa. non c'est-à-dire que dama la bëgg wax rek ne la man bëri woon na man li ma amaloon importance mooy 2013 2014 bi ñu commencé agiter problème dañuy génn ci bennoo bi ak génnuñu ci yàlla dogal ñu ëppoon ci nun jàpp na génn gi moo gën man 2014 bi ma amee jafe-jafe ci parti bi am ñeneen ñu nekk ci parti bi ne ma sampal lu ñuy wax mouvement pour la refondation du parti ma samp loolu nekk ci biir parti bi ñoom ñu def réunion ne dàq nañ ma bon dàquñu ma man de toute façon maa ngi ak une partie ñu nekkoon ci biir parti bi ay responsable bokk na ci vice-président parti bi c'est le professeur agrégé de médecine Oumar Ndoye mooy médecin équipe nationale bu Koto yor moom moo nekkoon deuxième adjoint maire ak Idrissa Seck à Thiès mooy vice-président suma parti secrétaire général du parti bi moo doon le responsable départemental de Rewmi à Dagana la responsable des femmes était la responsable des femmes Rewmi de la région de Saint-Louis elle est en même temps présidente de toutes les femmes agricultrices du Nord mën naa fi nekk di cité am ay conseillers municipaux yoo xam ne ci liste Rewmi la ñu faloo woon ñoo ànd ak man ñuy daw ba 2016 2017 ñu ne nañ defar suñu parti duñ fi nekk di xëccooti. mais ndax rëccu am ñu jóge PDS. am ñu jógee si sa parti bi. mais ndax rëccu woo kàddu yi nga doon yëkki di ko teg si deru Idrissa Seck koo xam ne di yàgg ngeen ànd. non man musuma ko wax dara. musuma ko wax dara lu ñaaw.
dans la même mouvance sax gis nañ liñ ma wax rek buñ ma waxee li ñuul na rek ma ne leen ñuul na waaye man du ma tooñkat fii ci boo kii ñàkk a bari wax ñu bëri mën nañ ma bañ a ràññee fii parce que sama wax bari wut du ma saaga parce que fi ma yaroo la xam nga bu ñu la yaree yaru murit am na yu bëri yenn façon yi moom du mën a génn ci sa gémmañ ndax yàgg naa ci seen politique bi mais yaa mënoo wax lenn lu ñaaw loo mën a dendale ak sama tur. mais dañoo gis chef ne benn sorte il y a 2 ans suma juum wala 1 an et quelque nga ne politique moo la jaxase ak Idi léegi ma bëggoon xam politique naka la mën a jaxase ak Idrissa Seck. waaw xam nga man ak moom ci keppaaru Abdoulaye Wade lañ xamante. muy politique mooy politique. ñu dem ba ma nekk responsable départemental bu Mbacké bu PDS jiite fa ay liste région Diourbel booba man la Mbacké Aminata Tall Diourbel Pape Diouf Bambey bi ñu jëlee pouvoir bi en 2000 yàlla dogal ñi mën a lim yëpp ñoom ñi ngi woon gouvernement man benn yoon laa xaw a dugg mais biñ ma wooyee sama xel dalut ndax yàlla daf ma dimbali woon ba bu ma nuyoo ki nga xam ne moo nu ilifoon muy Abdoulaye Wade li may yëg dalul sama xel te booba maa jiite région Diourbel nekk président conseil régional nekk aussi député à l'Assemblée nationale may doon bañ ñu jël ma dugal ma ci gouvernement bi ma def fa juróomi fan ñu dàq ma nga décret bokkut ak ñu fal la donc ma xaw a diisal kama woo xëy na mi ngi may déglu bañ may ñi ma woo pour ñu considérer mais dama leen ne suñ ma mënta jox nee ko su ma mënta jox nangam ci reeloo ko dama ko ne man vice premier ministre laa bëgg a doon su ko munut na bàyyi mu ne ma yow bëggoo yow da ngay fo ma ne ko waxal ma ko lool rek dina xam toog ay teg ci ay fan dem bureau bi ne ko yow mii ci sa bopp c'était Idrissa Seck ma ne ko soo changé wul ba sa diggante ak Ablaye Wade neex boo muy dinañ la jële fii nga toog ñu teg ci 7 mois exactement Ablaye Wade dàq ko ma continuer man nekk président région pendant quelques mois bi mu xamee xamul fu may jaar mu tas conseil régional bi pour man li ma yor mais député moom mënuñu ma woon dàq ma continuer résister maa doon questeur CEDEAO mu nangu poste bi jox ko keneen ma continuer résister rek donc li ma ne politique nag moo ma boole ak moom nu ànd maag Idrissa ñu jàpp ko tëj ko kaso loolu moom fekk na fi ñëpp sama loxo ci kaw sama baat ci kaw maa ci gënoon na sonn sama bakkan sax xajoon na ci dem nañ bu sàkku ay nit pour ñu jël sama bakkan yàlla dogalu ko. Ah bon? waaw c'est grave. c'est que léeg-léeg ma dégg ñuy wax complot man li ma dal ci ñu comploté ma te musuma ko ŋaan man toog naa fii nit kuy liggéeyal nguur ñëw ne ma am na camion bu ñu def ay armes ba mu fees jëli ko Mali di ko dugal Sénégal buñ duggee dinañ ko def foo xam ne nii yow lañ koy ji. yow loolu man mii tey laa ko mos a wax ci rajo ma woo journaliste bu mag ki ma ko doon wax police la bokkoon bi mu ñëwee dama ko ne lu tax nga may wax si lii te xam ne yow bu ñu la jàppee nga am problème mu ne ma damaa am xarit boo xam noo màggandoo noo defandoo lépp noo duggandoo néegu góor te mu bëgg leen trop xam naa ne lii dama koy def rek parce que bëggeel gu ma bëgg kooku moo tax ma di ko def waaye man homme de tenue la dem ne ma camion bi mi ngi jóge béréb sàngam ci Mali arme yaa ngi ci biir y a 17 personnes 17 tueurs yow diw de nationalité telle moo la war a rey xam nga lu wax lu garaaw laa leen di wax fi mu ne nii ma ne ko ah bon mu ne waaw ma woo journaliste boo xam ne du ma tudd turam mais xam nga ko ñi nekk fii ñëpp xam na ko parce que mi ngi ci organe de presse bu mag bu mu ñëwee ma ne ko woowuma la parce que journaliste la dama la woo parce que dama bëgg partager ak yow benn secret nga denc ko da nga observer parce que lii ñu bëgg dinaa fexe ba loolu du am
ma ne waa ji waxal waa ji xam na ko waa ji répété lépp ma remercier leen dem booba ki ma xam ne moom laay àndal ci politique Idrissa mi ngi woon France ma ne ko demal nga wut téléphone kii satellite ma wax ak yow mu wut téléphone satellite ma ne ko enquête naa ba xam na fi oto bi toll booba président Mali mi ngi tudd Amadou no Alpha Oumar Konaré. ban année la woon ma baal ma wooyee. su ma juumul 2006 daal laa ko natt wala. donc vers 2006. waaw entre 2005 2006 parce que boobu Idrissa génn na prison ba dem na France. ñu ngi dëgmal élection présidentielle yu 2007. d'accord donc ma ne ko jëlal téléphone satellite ma ne ko léegi fexe naa ba xam conseil parce que journaliste bi ma woo dafa am benn xaritam bu nekk conseil communication au président Mali. ma ne ko léegi bi ma ko laajee ba mu wax ma xarit boobu ma woo ko ma ne ko léegi jëlal contact pour que grand bi mooy président Mali bi suñu grand la woon ma ne ko nga wax ko ñu intercepté camion bi ba du dugg Sénégal ñu def ko mu réussir ma jóge fii dem Paris fekk ko fa mu ne ma merci et félicitations moom Idrissa Seck parce que tout ce que tu avais dit était vrai et vérifié muy beneen bi dañu jël ay nit pour ne dañ may liquider physiquement kiñ ma tuddoon turam nigérian la xam naa turam bi nga xamee ne nañ ko ba jox ko ne ko kii mooy sa cible ne ko kii mooy sa cible daf leen ne kii lu tax ma koy rey waaye ñu wax expliqué ko mu ne lii daal gisuma lu tax ma war a jël bakkanam donc loolu yëpp ay jaar-jaar la tey laa ko mos a tudd ci média donc ay yu sew ak yooyu du ma daan nekk suma kër toog suma balcon ma gis ñaari oto police bee taxaw fële ma woo sama doom yëpp ne leen gis ngeen oto bële ak bële bu ma génnee rek dinañ ma topp dañ ma doon suivre dans Dakar il m'arrivait même ànd ak suma garde de corps dugg ak moom ci biir oto bi fexe jaar ci yoon bu am embouteillage wàcce ko ne ko demal nga jël taxi ci kanam biir marché Tilène bu ñëwee bay wàcc taxi bi ma ne sama chauffeur taxawal mu taxaw ma wàcc rapidement dugg ci taxi bi xam nga oto bi la ñuy topp ma continuer dem ci taxi bi su ma buggee dox lu ñu xamul dama daan yeewu jóge fii dem Touba au retour BMS agent de renseignement bi nga xam ne moom la ñuy wax mu topp ma benn jour daw naa ba route nationale Rufisque laa jaar ay 20 heures kooku woo ma parce que il a mis mon numéro fu ma dugg ci Touba xam na ko mu ne ma président maanaam mu ne ma gestu gisuloo sa rétroviseur gisuloo oto 4x4 bi la topp mu ne ma man la suba ba léegi maa ngi la topp man lañ la dénkoon tey dama doon xam loo doon dox ma ne ko ah bon kon de tey sonn nga mu ne ma 5 heures du matin ba léegi ba 20 heures gis naa ne yow toogul ñu waxataan jàmmante mais mosoo dégg ma wax ko ci rajo mosuma ko jooytu fenn mais damaa jëlu woon dañ daan jël sax ay jigéen di fexe ñooñu dugal ma ci guta goo xam ne du ma ci mën a génn mais ma ànd ak sama xel ànd ak sama xel lool sax li tubaab di wax ça appelle un autre débat loolu na si ñëw mais ma ànd ak sama xel ba léeg-léeg sax ñu débat boobu la bëgg a dugg mais loolu dina si ñëw foofu laa bëggoon dinañ si ñëw une question boo xam ne est-ce que donc d'après li nga wax nii ci ay complot yoo xam ne doon na am à l'époque maanaam boobu da ngeen nekkoon ci kujje gi waaw si je me trompe pas donc est-ce que buñ ko comparé ak complot yi nga xam ne moom entre guillemets yi nga xam ne moom la ñuy wax ces temps-ci naka lay demee loolu non du sax benn kon da nga bëgg ne fi mu ne nii ay complot amul non man kay gisuma fi complot ah voilà Diallo Bassi dinañ non ñëwaat gisuma fi benn complot dinañ ñëwaat sax si gisuma fi benn man complot weesuwul xale bu jigéen jóge fële woo ma téléphone ne ma dama laa soxla ñetti yoon ñeenti yoon juróomi yoon ma ne ko ñëwal sama kër mu am fitu ñëw sama kër 23h30 toog ci salle bi di wax ba 1h du matin ma ne ko man du ma bàyyi xale bu jigéen di ñibbi heure bi wax mu foo dëkk bi mu xamee ne man mii li mu bëgg du ma ko def daf ma ne yóbbu ma kër diw yàlla dogal ma xam diw moomu ma ñëw ba ci suuf balcon ne ko am na sa benn bagage bu ma yor wàccal mu sëpp
ah grand nangam ma ne ko jële ba mu sonnee daf maa ba policier bu jigéen sax yebal nañ ko ci man waaye yëpp dama koy déjouer da ngay ànd ak sa xel rek te bañ a sànq kii dégg naa ko mu naan fuqale góor a fokkal. kii oustaz oustaz la fuqale bi da boo ko wàññee rek ah yu bëri mën na laa bañ a man sànq ba léegi damay dégg ci biir wax ji mu naan def nañ ma façon complot yeggalewu mooy li ma kii laaj de tontuwuma de des na daf waaw ne sama politique réponse ba tey des léegi ñu dem ba man ak moom nag su waxee lii ma gis ne li mu wax man gisuma ci sama bopp te mu am boo ànd ak nit nga jox ko cëru kilifteen boo koy weddi toujours di ko weddi toujours ci biir mbooloo day indi ñagas-ñagas ci xolam parfaitement. mais mënut na ñàkk ndax damaa dem ba at yi mu am weesu naa ko benn donc maa ko maga at te projet bi noo ko bokk ndax sonn na ci lool jiite ko waaye man it sonn naa ci ma bañoon mu yàqu donc il fallait que su ne lii dafa ñuul te ma xam ne ñuul dafa weex ma wax donc ak ay coppite yu xew mais li ci gënoon a kii mooy ci jokkalante kàddu bi may dégg ay baat yoo xam ne xëy na neexatuma woon daal donc vraiment mais yooyu yëpp politique la rek ndax fi mu ne nii bu nu fekkante woon fenn mën nañu foo waxtaan ree xaqtaay fàttaliku yu reelu daal donc loolu politique moo mel noonu parce que Macky Sall tey ak Idriss Seck ñu ngi toog Ablaye Wade demoon nan ba moom ak Idriss munu ci tuñu wax donc politique moo demee noonu waaye toujours nañuy delloo suñu xel di seet li ci gën a rafet ñu koy def mais yàllaa ne woon man dinaa dem ba nekk chef de parti comme moom yàllaa ne woon dinañ dem ba bokk benn table mu nekk chef de parti ma nekk chef de parti ñun ñëpp ci ginnaaw président Macky Sall mi jiite coalition bi yàlla boole waat nañu donc bu mën naa wax jox ko mu wax jox kee keneen jox ñu ànd bokk ndey bokk bàyyi y a aucun problème. laaj bi mooy est-ce que yow tolloon nga foo xam ne nii si wàllum politique la jëloon nga nguur gi la jël boo xam ne bu tolloon nga foo xam ne faaw ñu jëm laa fexel ngir mën a man maa defoon fronde 2005 pour la première fois dans toute l'histoire africaine man maa jël initiative groupe parlementaire bu PDS ñëw ma créé groupe ci biir loo koy fi la fekk loolu musul am dégg naa Abdoulaye Wade def ne boobu lañ ko njëkk a bett ci politique ma créé groupe parlementaire tudde leen force de l'alternance fal am na ñu bëri sax journal yi bu ñu bind dañ naan Omar Sarr fal mais man la woon donc ñoom loolu tiitoon nañ ci parce que xamuñu woon groupe bi ma def ñi feeñ ak ñi feeñul lu ëpp y avait ça bon boole dama nekk ci benn parti boo xam ne ñu koy wax réew mi ñun ñoo doon adversaire bi régime en place gënoon a ragal ci période boobu te samay wax toujours dama di waxut yu ñu tànn la maanaam bu ma waxee rek ñu xam ne kii wax na man noppiwaat ndax maa yoroon kàddu parti bi est-ce que loolu jaroon na ñu may defal ay menaces loolu moom ñoom ñooy xam mais man yàlla dogal na maa ngi nii tey di sant yàlla dara jotuma ñoom it ñaanalu ma leen dara lu jàmm daal. man ci wàllu menaces yi ngay wax sànq ba léegi mais damay gis ci nga insister 3 à 4 fois que yàgg nañ la di menacer waaye tey nga koy doog a wax mel ni da ngay wax ki ñuy menacer wala ki ma jàpp ne mu ngi wax ne ñu ngi koy menacer muy Ousmane Sonko que moom li muy toog naan dañ koo menacer dafa mel ni yow dépassé woon nga foofu jamono jooju. wax mun naa ko yow li ma la wax fii. bakkan xam nga yemul léegi moom kon menace am yi muy nekk di wax ni yow jàppee ko ay menace dañ ko tuutalal daal. non xam nga man du may bëgg di wax ci moom xam nga lu tax ñu bëri xamuñu loolu dama ko jàngal te du ma jàngal nit booba moom tout tànk la may nekk professeur d'anglais Ziguinchor yàlla di dox àddina di dox ba tey mu doon li mu doon ma doon li ma doon. ban façon élève la woon. bon munuma laa genre ndaw loolu man munumaa wax ak amul benn souvenir bu ma am ci moom jàngal naa ko sax ci moom ci gémmañam laa ko njëkk a déggee yaa may dégg donc am na loo xam ne lii rus naa ko fan la woon Ziguinchor donc am na loo xam ne lii man professeur u anglais la am na loo xam ne nii rus naa ko moom ak Cheikh Tidiane Dièye mi ñoom ñëpp jàngal naa leen
Cheikh Dieye bi ma demee di wut ku ma encadré pour sama doctorat ñu wax ma sujet bi ma doon def moom laa tànn dama dem ne ko le professeur est venu vers toi pour que tu m'encadres ci sujet bi may def xam nga donc mënuma ñàkk am fierté ci am ay ñoo xam ne ñi samay ndongo la ñu fës mais bu desee ak doye di wala mu def loo xam ni jàpp naa ne lii baaxut ma nekk ci rajo di ci wax daal wala télévision bon mun naa ñàkk mën nañ ma ko reprocher nag en tant qu'homme politique parce que dama war a prononcer wu ci tous les sujets benn sentiment kese laa am bu jëm ci moom wala ñaar mooy bii yërëm naa ko yedd naa ko. lu tax nga yërëm ko lu tax nga koy yedd. waaye li tax ma yërëm ko mooy su ma ko gisoon 1 minute avant mu liñ koy jiiñ du ko def su ma dégloo ndax danaa ko yedd en tant que grand frère ne ko lii ngay def bu ko def. lu muy def comme la. ah mais yow loolu gi jarul ñu ciy dellu jóge na këram guddi en tant que personne autorisée à circuler en période de confinement et de couvre-feu. C'est la loi qui l'autorise à sortir quand il veut. Il peut aller là où il veut. Mais bu ma diglu version yeneen yi jëfandikoo samam xel wax dëgg yàlla léegi nañ bàyyi lépp rek ci loxo yoon man nag du ma juge li ma ko yërëme mooy dama ragal ne moom dugal na boppam ci loo xam ne ak càggante am na ci la Ablaye Wade doon wax rek ci moom loolu laay répété ak càggante am na ci man de wax dëgg yàlla yéenewu ma ko woon mu am yenn jafe-jafe yi mais comme en toute liberté en toute conscience dugg na ci ba yoon war cee dugal ñun ñëpp nañu maandu rek de te xaar lu justice di wax ndax man du ma juge. parce que dans l'histoire moom dafa toog affaire yi dañ ko fekk si bu ñu ko bàyyi woon ci li mu nekk rek amaana problème yii nii yëpp duñ ko du am ci kawam. donc logiquement man leerul ci man de. moom dañu dugg ci zone de confort am. c'est-à-dire parce que genre nee nga moom da nga koy yërëm da nga koy yedd parce que bu démb doon tey wala boo ko déggoon démb. dégg nga ko du dox guddi du dem ci barab yu mel noonu. chef xam nga nit ñu bëri ñu ngi dox guddi. Ousmane Sonko waaye bëgg yoon ñoo da doon ko may président mais Ousmane Sonko yoon da ko may en période de couvre-feu mu mën a circuler. waaw mais mënoo ne da ngay jiite Sénégal damay bëgg a doon président. man wax naa la ndëgg sërëx yu bëri yi ñu ma defal. te man mosoo dégg ma ne candidat laa wala damaa bëgg. léegi lu tax bëggoo admettre ne Ousmane Sonko moom it li ñu teg ci ndoddam ay dëgg sërëx la. non moom man jàpp ma ne ndëgg sërëx la xam nga ndëgg sërëx. mooy lan complot. man damaa toog sama kër moom gëmul complot bi. non xaaral rek damaa toog sama kër. ñu yónni ay nit. damaa toog sama kër nit jóg ñëw ne ma ñi ngi lay waajal nangam ma vérifier loola. moom dafa jël oto taal ko dem ci benn barab bu ñuy wax salon de beauté. xam ne c'est à 150 mètres man fi ma dëkk. man salon bi ak sama kër ah. moom man sama ñaari kër yi benn bi ñun on est voisins cité kër góor gi benn bi salon de beauté bi ak sama beneen kër bi ça fait pas 200 mètres. donc man li may wax xam naa ko man demuma wuti. moom daa solu taal oto dem la ko fa dal ak la ko fa fekk wax dëgg yàlla loolu c'est sa propre exclusive responsabilité waaye man ba ma xale bu jigéen mais dama laa soxla ma ne ko ñëwal mu ne ma damaa nekk salon damay guddee pare ma ne ko saa soo pare rek nga ñëw mu ñëw ma ubbil ko sama salon toog sama waa kër yëpp a ngi ci kaw waxtaan ba xolam seet wàllu kii ba di wuta guddi yi mais taxut ma dugg ci yenn détails yi ak moom et cetera parce que damay nit day foog donc zone de confort am boobu ngay wax yow yaa xam li nga def ci biir zone de confort mais man sama zone de confort man biñ ma ci fekkee taxut ma jànnaxe taxut ma génn gaam ba dugg ci lu kenn parce que merci beaucoup ak yeneen yu ma nett li wut ndax mënuma koo wax daal. merci beaucoup président Absa ñu daal di dem xooli le Ramadan 2 daal di dellu si ci waxtaan bi te